يا عبد الله يا عبد الرحمن كن عبدا لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبلغ الوحيد جل ثناؤه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. Les louanges reviennent de gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, maître des univers. Nous louons et demandons son aide. Nous cherchons refuge auprès de tout comportement de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'elle a guidé, et nul ne peut guider celui qui l'a laissé dans son égarement. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour de la résurrection, que l'Allah fasse participer. Serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en la foi, la prière est la seule adoration qui a été imposée au-dessus des 7 cieux. Elle lui prescrit en premier lieu au nombre de 50 prières, chaque ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala la réduise à 5 prières. Cependant, elle reste en termes de récompense équivalente à 50 prières dans l'apparence. Sachez, chers frères et sœurs en la foi, qu'Allah vous fasse une belle miséricorde, que la prière est la plus importante des obligations de l'islam après le tawhid. Et c'est aussi la première adoration sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'accomplir et de la préserver. Il dit: soyez assidus aux prières, et surtout la prière veillante, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Chers frères et sœurs en la foi, sachez que la prière, que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat sur celui qui délaisse la prière. Comme il a été rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui délaisse la prière rencontrera Allah qui sera en colère contre lui. Rapporté par Ibn Amr al-Bassar. Serviteurs d'Allah, les prières ont des temps précis durant lesquels il est obligatoire de les accomplir. Ceci de par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et le fait de rater une seule prière est une catastrophe énorme, équivalente à la perte des biens et de la famille. Plutôt, c'est encore plus immense que cela, selon Ibn Omar radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui manque une prière, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Al-Bukhari. Donc, il n'est pas bon de rater, de retarder ou de négliger la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit:
Malheur donc à ceux qui vivent tout en négligeant les prières. Ainsi, l'explication du verset est qu'ils retardent les prières jusqu'à ce que le temps sorte. Par conséquent, si la personne néglige la prière, qui est le pilier de cette religion, qui est l'œuvre la plus accentuée et la meilleure qualité, alors ceci implique que la personne négligera d'autant plus les autres œuvres qui font partie de la religion. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, c'est-à-dire priez avec ceux qui prient. Il y a donc dans ce verset l'ordre de l'acquittement de la prière en groupe et donc l'obligation de l'accomplir en groupe. Et les preuves survenues de la prière en groupe et son obligation sont référentes. Parmi celles-ci, il y a la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Ibn Omar radiyallahu anhu qui dit: la prière en groupe dépasse en mérite la prière de la personne seule de 27 degrés. Finalement rapporté. Également, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ceux qui sont assujettis à la prière en groupe. Cette catégorie de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il y aura d'ombre que la sienne. Et ici, parmi ces 7 catégories, la personne dont le cœur est attaché aux mosquées, unanimement rapporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: celui qui entend l'appel à la prière et ne répond pas, alors il n'y a de prière sauf s'il y a une excuse valable. Et il a été demandé au prophète: quelles sont les excuses? Il répondit: la peur et la maladie, rapporté par Abu Daoud. Également, Abu Huraira rapporte, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont le Fajr et la Isha. S'ils savaient ce qu'il y avait comme récompense dans ces prières, ils s'y rendraient pour les accomplir, serait-ce en rampant, rapporté par Bukhari et Muslim. Abdullah ibn Mas'ud a dit, radiyallahu anhu, que celui qui veut goûter au plaisir de rencontrer Allah en étant musulman, ne soit régulier dans l'accomplissement de ses prières lorsque l'appel est fait, car Allah a institué les traditions de la guidée pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces prières font partie de la tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous priez dans vos demeures, comme prie ce retardataire dans sa demeure, vous aurez certes délaissé la tradition de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous délaissez la tradition de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous égarez. En outre, lorsqu'un homme se purifie d'une façon parfaite, puis se dirige vers une mosquée, Allah lui compte pour chaque pas qu'il fait une bonne action. L'élève d'un degré et lui efface son péché. Et je me rappelle encore du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où pas un seul d'entre nous ne manquait la prière en groupe. Si ce n'est l'hypocrisie dont l'hypocrisie était bien connue, il arrivait même que la maladie, le malade, vienne supporté par 2 autres personnes jusqu'à se placer dans les rangs, rapporté par Muslim. En effet, préserver les prières en groupe est un édifice qui indique la véracité de la foi et montre qu'elle est forte, tandis que le délaissement de la prière en groupe sans excuse est un indice qui laisse prévoir l'hypocrisie et qui prouve que la personne a une perte de foi. Toi qui pries, toi pour qui la prière en groupe est l'autre, toi qui la négliges et qui t'occupe à autre chose que de prier la prière en groupe, tu as certes manqué un grand bien et une récompense abondante et immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend à la mosquée ou en revient, Allah lui prépare un billet de séjour au paradis chaque fois qu'il s'y rend ou il revient, rapporté par Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer la prière en groupe, qu'il nous compte parmi ceux dont les yeux sont attachés à la mosquée
et qu'il nous accorde la persévérance dans l'adoration jusqu'à notre dernier jour. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. mbokk yi naa sant yàlla ci xéewal yi dafa nuyu ci sang-sang yi Muhammad ibn Abdillah yàlla na yàlla doolu ka xéewal ak mucc mu ngi koy ñaanal moom ak wàllu ak ay saxaabam ak képp ki nga xamante ni gëm na ci la borom subhanahu wa taala yaa ci ay jaam ñam yàlla doolu si ñoom. dañ leen di dénk suñu bopp li nga xam ne moom moo defal yàlla ndaxte moom mooy li nga xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi ciy góorgóorlu képp koo xamante ni am na ko kooku la nga xam ni ñàkkul dara am na jafe àddina am na aussi jafe àllaaxira yàlla may ak yàlla. ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala bu mu tëdd ci seytaane ak pexeem te mu xiir ci topp sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te musal ci lépp li nga xamante ni sos la ak bidaa te mu wute ak jàngal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñu ngi leen di fàttali suñu bopp te li nga xamante ni moom la borom subhanahu wa taala dogal si ñun te mu nekk julli moom julli boobee mooy jaamu yàlla li nga xamante ni moom la borom subhanahu wa taala joxe Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kabi asamaan ñu seetloo li nga xamante ni moom moo di koor Jibril dañu yónni mu ñëw jàngal ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su mel ne ak azaka ak yeneen yi nag waaye li nga xamante moom moo di julli borom bi dafa woo Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekk ji la bu jox ko loolu dafay wane gëneel bi nga xamante ni ak màgg bi nga xamante ni julli am na ko ñu delluwaat ci beneen mbir boo xamante ni daf ñuy woo ak ñu xamante ni julli dafa am njëriñ Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benn xadis mu ni awwalu maa yuhaasabu al-abdu bihi al-amal as-salaat nee na lii yëpp gën a gën jàmm bi keroog yow man te am si ay jëfam moom moo di julli seen julli keroog yow man te am moom gën njëkk rek loolu encore une fois dafay wane njëriñ bi nga xamante ne am na ko importance ak dëgg bi nga xamante ne borom santalaa moom julli leen ni borom subhanahu wa taala dogal dogal mu nekkoon juróom julli 50 prières waaye ñu koy wàññi di ko wàññi woo mu toll ci juróom waaye ci yërmande borom bi ak mbaaxam borom subhanahu wa taala defal nañu suñu jullee juróom julli yooyu noonu dañuy am ci yàlla julli juróom julli loolu dafay wane encore une fois bàyyi xel bi nga xamante ne loolu ñu koy bàyyi xel julli ak njëriñ bi nga xamante ne am na ci kanamam te julli ñu ko suñu war yitteel bu baax a baax bokk julli ci jamono ci loolu borom subhanahu wa taala ñu soññ ak di ñaax ñu gën a bàyyi xel julli ak di ko wëccu ak di saafonte moom saa su nekk ñu delloo ci alquran moom di naan xaafidu ala salawaati wa salaati wusta wa qumu lillahi qaanitiin nee na ñuy wuti julli ñu leen di wuti bu baax a baax rawatina julli bi nga xamante ne moo nekk ci digg bi di julli takkusaan waaye nañu taxaw suñu kanamu borom nekk ñoo xamante ne dañuy borom kon mbokk yi lii rek doy na misaal doy na exemple pour wane ni julli du am bëgg la julli du borom subhanahu wa taala soxlaal la ba tax na julli si wàllu boppam aussi warul réeré nag warul ko réeré war la ko jox nit li nga xamante ni war ko jox beneen jël waaye boobu julli nii ñu leen di fàttali que ni lii nga xamante ni moom moo di julli dafa nekk loo xamante ni dañ ko war a def naam mais ci ay anam tàmbalee ka ci waxtu bi nga xamante ni moom la doon santala farataat mu war ci joxe te mu wax ci alquran mu ni inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta julli
dañ ko partage ci jullit yi mu nekk lu ñuy def ci ay heures yoo xamante ni bind la lu nga xam la daanaka foo mën ci leen da ngay gis mbokk jullit yi bind leen que lii lépp ko si xam nañ kon loolu dafa war a nekkul ni heure bu la neex ngay taxaw jullit nekkul ni heure boo amee temps rek ngay war a taxaw jullit mais bu fekk ni heure bi nga xamante ni mooy heure bu baax bi mooy heure bi nga xamante ni moom la borom santala nangu ci ñu fekk si tam di ko jaam moom borom santala moom moo koy jëlee te moom moo ko bind jox ko jullit ñi ñu war ko di jox ci heure boobu kon képp koo xamante ni yaa ngi koy sàggal ci di ko julli heure bu mooy heure boobu noonu yoo xamante ni yaa ngi ci musiba yaa ngi def li nga xam ne moom moo la neex ñu xam ne mbokku jullit ñi képp koo xamante ni ñi ngi sàggal di julli boobu yi kooku mi ngi dugg ci yoon boo xamante ni mën na ci am musiba trop tànge musiba mën na ci nekk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu nettali mu ni ki nga xamante ne moom dafay sàggale julli wala mu dem ba bàyyi julli kooku de dafa mel ne koo xamante ni moom dafa ñàkk wàllu ñàkk nga xam ne moom mooy yàlla kon kooku jàpp ne li nga xam ne moom mooy julli ñun lii seen la ñun jox gëdd la ba tax ne kenn waru ba sàggale waxuma laaj di ka nit ñi soog a defee résultat waxuma sax ñu koy bàyyi donc bàyyi moo gën a garaaw ndaxte Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci beneen kàddu mu ni li dox ci diggante jullit ak yéefar moom moo di bàyyi kon ki nga xamante ni moom julleetu moom mën nañ ñëw moom yéefar la ndaxte olof Njaay defe naa lu waaye di lu defee yow mën a wax ni jullit laa waxale doo jullit rawatina jullit bi doo ko jël ci wér bi nga xamante ni moom moo di wéral kon dañu xam ni ki nga xamante ni ni retardé jullee wala mu koy sàggane kooku ñu dugal ko boppam ci wuuta borom santaane ci alquran waylun lil musallin bugal ñeent nañ nga xamante ni ñooy julli ñu yaakaar ne borom bi suñu bugal day bugal ñu julli mais ñi nga xamante ni ñooy julli borom bi ñeneen ñooñu bugal ñenn rek mu mel ne que dañ ko laaj te ñooñu mooy ñan mu ni allazina hum an salaatihim saahuun mooy ñi nga xamante ni sàggane seen julli borom xam-xam yu bëri tekkee yi sàggane seen julli mooy di ko retardé di koy yéex maanaam di bàyyi ba am koy dootu am julli wala di bàyyi ba pare sa liggéey dootu am julli wala sax yow julli bi nga xamante ni yaa ngi koy def xamoo li nga xam ne moom moo la ci war ak dina ci jëre ak dina ci jëre kon loolu dafa bokk ci nga xam ne moom di sàggane sa julli te loolu nekk na loo xamante ni grave kon ki nga xamante ni sàggane julli imaam bu koy retardé wala bu koy defee nu mu koy neexee kooku na xam ni fi yëpp ci julli boobu noonu des dafay dem ba bu moytuwul jaamu yàlla yi nga xamante ni da ko war a def da koy sàggal parce que julli boobu noonu moyen la pour mu mën a taxaw kenn pour jëfee yeneen jaamu yàlla ndaxte inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar julli daf lay dimbali pour nga mën a taxaw kenn ci yoon pour nga mën a góorgóorlu ci yu baax pour nga mën a bàyyi li nga xamante ni dafa bon mais su fekkee nag yow li nga day dimbali pour nga mën a def yu baax yu bàyyi ko yooyu defoo ko kon yow amoo chance pour mën a def li nga xam ne moom mooy yeneen def mooy kon ba dugg si ñun te bàyyi xel bu baax a baax waaye mbokk yi ñu xam ni war na li julli defee ko comme ni ñu ko santé waaye ci kër yi nga xamante ni kuréel yi ñu digal mais fan aussi ci jàkkee borom subhanahu wa taala wax na ñaari yoon ci alquran wa aqimu salata wa aatu zakata warka'u ma'a raki'in mu waxaat yaa Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in kon nekkul ni dañ la wax julli rek yow nga ni d'accord maa ngi julli dinaa julli waaye aussi mën naa julli sama kër déedéet loolu nekkul choix boo xamante ni dañ lay bàyyi nga def ko déedéet dañ la war a julli mais nga ànd ak ñi nga xamante ni ñooy julli te ñuy julli fan la ñuy julli ci jàkkee yi ñuy julli ñi nga xamante ni ñooy julli ci jàkkee yi la leen rek te jàkkee yi dañ ko def pour ñu koy julli dañ ko def pour ñu koy julli léegi si kenn ku nekk nee naa mën naa julli sama kër dañu jàkkee kan moo ko nekk est-ce que Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na benn yoon ni man tey sant ma dem jàkkee sama kër lay julli est-ce que wax na loolu amul benn yoon boo xamante ni gis nañ ni julli yoon na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul
léegi nit ñi jàpp nañu ni léegi loolu choix la pour nga dem jàkka ni wala ñu sa kër choix la pour nga dem jàkka ni wala ñu sa chambre loolu choix la mbokk yi loolu mosul nekk choix au contraire farata la wala gaa yi ma envoyé nii déwén si doon juróo ko ànd ak li nga xamante ni ñooy si doon ak dañu bëgg a jëlee si jàkka yi parce que li ñu woowee mbokk yi dafa nekk li nga xamante ni audience la sa diggante sa borom julli audience la de tey président de la république su fekkee daf ñu may audience est-ce que dañuy toog suñu kër naan daal président léegi bàyyi ma leen audience bi affaire vidéo mais loolu mooy jullee si chambre ci affaire vidéo sa borom loolu mooy jullee si chambre mais loolu est-ce que loolu yéex na maanaam yow borom bi kii mooy këram mu am na masaajida lillah kii mooy këram kon ku ko soxla li nga sant ñëwal def ko boo ko bëggee def bu baax fii nga koy def mais loolu comme sa chambre lan ko dañ cee affaire vidéo kon loolu wóoru mbokk yi nga di xam ni li nga xamante moom moo di julli dañ ko war a defee fii nga xam ne moom moo di jàkkee te mbokk yi ginnaaw bu mu nekkee farata dafa am ay mbir yu bëri yi nga xamante moom moo si nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatul jamaati afdalu min salaatil fardi bi 27 daraja nee na julli mbooloo dafa gënee julli benn nit ci ñaar fukk ak juróom-ñaari daraja coefficient 27 la julli mbooloo coefficient 27 ñu jàng xam nañu coefficient mais est-ce que coefficient 27 ñu ko tëkkale ak coefficient benn 1 est-ce que daa nekk kër kon képp koo xamante ni ñu ngi jullee këram rek kooku xalaatam dafa xaw a gàtt ñu baal ma ci kàddu bi beneen bi aussi moom moo di yàlla julli li nga xamante ni ñu ngi jullee ci mbooloo ci jàkka yi moom la gën a bëgg ko julli boo xamante ni benn nit moo koy def as-salaatu jamaa bi xayrun wa ahabbu ila Allah min salaati l-insaan wahdahu julli mbooloo yi la yàlla gën a bëgg ko julli benn nit ndaxte al jamaatu rahma wal firqatu adaab mbooloo mooy li nga xam ne moo jël mànde imagine ko jullee ci mbooloo bi borom bi mën na xool benn nit ci mbooloo bi bu nangu seen julli mais imagine ko julli yow kese julli boobu noonu mën nga am chance ñu nangu ko mën nga am ñàkk chance ñu koy kanam te julli boobu noonu képp koy def yoo xamal ni sa julli ni risque la sa julli risque la booy xool julli leen moom lañ gën a sàggane julli benn nit moom lañ gën a sàggane julli benn nit moo gën a ñàkk teewlu julli benn nit moo gën a gaaw julli benn nit moo gën a bari ay jumte julli benn nit moom la seytaane gën a yàq dañ ko seetlu ku tàmm julli si jàkkal léeg-léeg bu amee benn gànt wala sax mu sàkkal bu jullee këram wala mu julli moom des day gis ni facilement dafay tuub yow su fekkee nag li nga xam ci julli bariwul di nga tuub te doo xam noo koy corrigé mu nekk nag beneen problème kon nañu góorgóorlu mbokk yi ñu julli si jàkka yi rawatina góor ñi julli si jàkka yi dafa nekk farata mooy loo xamante ni dañ ko war a def soo ko deful boor bi dafay caw loolu mooy farata amul ci wax kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na juróom-ñaari yi nga xamante ni borom bi nee leen keral bis bi nga xamante ni kenn amul lu dul kenn borom subhanahu wa taala bokkoon na ci rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid góor boo xamante ni xolam dafa taxoon jàkka kooku bokk na ci juróom-ñaari yi nga xamante ni daan nañ keral bis bi nga xamante ni kenn amul lu dul kenn borom subhanahu wa taala te mbokk yi bis boobu noonu buñ jàppee buñ la waxee ni ay numéro de téléphone la mën nga ko jàppale waaye yàlla xam na ni li ñuy wax ni dëgg bu wér péng borom bi dina wàcce jant bi ba mu toll suñu suuf mbokk yi fii rek kenn xamul jant bi fu mu toll xoolal li may ñaxtee nit ñi daanu ñax suuf boobu noonu ba ñax yi gis fii am na ñoo xamante ni seen ñax day dem ba juróom-ñaar di xasal si suuf ba dikkaat di yéeg am na ñoo xamante ni seen ñax dafa di ngalaat am na ñoo xamante ni ñu fii si seen ñax nee na am na koo xamante ni dinaa ngi keral bokk na ci ki nga xamante ni dafa taxaw jàkka kooku du tàng lay ñàkk yàlla ci yàlla boole kon bokk nañu góorgóorlu bu baax a baax nga xam ni lii nga xamante ni moom mooy julli
ci jàkka ja ca mbooloo ba dafa nekk farata te yéen ci saa sana wax na ci indi ci ay jigéen yu màgg yéen saa sana wax na ci benn xadis mu ne ida samia al nidaa fala yejid fala salaata la wala man samia al nidaa fala yejid fala salaata la képp koo xamante ni dégg nga noot képp koo xamante ni dégg nga noot te demoo julli yéen kooku amoo julli fala salaata la mu ne illaa man képp koo xamante ni am na excuse bi ñu laajee yéen bi saa yi ana lan mooy excuse ci ñàkk bañ dem jàkk ñaari yi moom mooy koo xamante ni dafa ragal wala koo xamante ni dafa feebar ragal nga ci biti xëy na am na loo fay ragal mu nekk ragal boo xamante ni aussi ragal dëgg nga xamante ni ragal nga génn am lor kooku mën nga toog jullee sa kër wala yow feebar nga ba mënoo dem jàkk te yàlla xam na ni saxaaba yi dañ daan feebar mais dañuy wax seen war ñu jàppoo leen ñu yéegal ak ñoom ba sa jàkk ba dugalee si saako bi julli ànd ak mbooloo mais ci saa nan def na ko Ibn Mas'ud nettali na que léegi gis benn hadis boo xamante ni daal ci ñëw léegi comme mbokk yi lii nga xamante ni moom moo di excuse amul Ibn Mas'ud dafay wax ci benn hadis bu mu ni képp koo xamante ni bëgg na tase boromam fekk borom bi dafay gërëm mu nekk jullit kooku na góorgóorlu di jullee jàkk ak jàkk bi fu mu mën ci toll ak sa kër day dem jàkk léegi daanaka mënoo dox ay nekk wala 100 mètres 200 mètres mënoo gis jàkk mën na nekk kon mën nañu wax ni lay amatul te képp koo xamante ni bëgg nga tase sa borom gërëm la sa kontaan dee sa xol bëri mu ni bokk na ci mbir yi nga xamante ni moo gën a grave moo di bàyyi sunna yéen bi sallallahu alayhi wasallam te bokk na ci sunna yéen sallallahu alayhi wasallam moom moo di góor bu ñu jëlee jàkk te ne képp koo xamante ni du ko def kooku de dafa ñëw jël loolu réer daal ci yàlla bu sol mu ni ci jamono yéen bi sallallahu alayhi wasallam daawoon na toll koo xamante ni nit day feebar bi jàppoo ko di du jàkk mu ni te loolu xéewal moo si nekk ndaxte képp koo xamante ni jënd na noot mu jàpp sol ay dàllam di dem jàkk mu ni bépp tànk boo xamante ni nekk ci na que bool bi daf koy bindal ay daraja da koy bindal ciyaaba bépp tànk boo xamante ni teg na que bool bi daf koy effacer ay bàkkaar mbokk yi xoolal loolu xéewal bi ci nekk pas boo yëkkati ni bindal la ciyaaba pas boo teg ni effacer la bàkkaar imagine ci jóge village car ñaata paa lay am ñaata ciyaaba la koy bindal ñaata bàkkaar la koy effacer mbokk yi kon ñu góorgóorlu baax a baax nga xam ni lii nekkul ay jaaxal nekkul choix nekkul li nga xamante ni moom mooy daf mooy neex ma rek mu ndax leen moom bàyyi lii dafa nekk nit de boolu santaran te yooyu ci saa sama li dafa fonkoon saxaaba yi képp bu daal ji ba pare bu ñu xoolee ak suñu gisul dañuy tiit dañuy dakk li ñu doon na ko ñëw su fekkee dara jot ko kooku bi ñu ñëw dañ koy gaare si gidi gaare parce que kenn gisul dakk parce que loolu ñu mën na woon imaginer nit toog kër bi ko julli wala nit tàdd bi mën na ko woon imaginer yeneen ci bu daan sëlmal dafay wëlbati bi jàkkaarloo saxaaba yi di xool kenn par kenn ku mu gisul dafay laajte en général dañuy feebar muy dañuy ànd dem seeti ko kon ñooñu dafay wane ni dañoo joxoon yitte yi nga xam ne moom moo di julli daf ñu mag ñu baax yi ñoom dañoo nekkoon ñoo xamante ni dañoo tax woon temm ci ne xam ne moom moo di julli ba pare daal di yor ay ki nga xamante moom moo di ci mbooloo kon donc niveau boo mën ci toll ci diine niveau boo mën ci toll ci lépp boo mën ci groupe àddina donc mooy tànk boo mën ci am léegi am na ñoo xamante ni ñoom mën nekk jàkkale événement mooy ñu ko jàkkale bi su mel ne ñu bëri si ñun tey lii nii mën nañ jàpp ne événement la am na koo xamante ni bi mu gëjee jàkkale bi ak ñoom bi passé la kon moom événement la dem jàkk pourtant xamoon ni julli àjjuma bii nii julli du cinq julli prière yi moom moo gën a nekk farata julli àjjuma du farata waajib la julli c'est les 5 prières quotidiennes moo gën a nekk farata li nga xam ne moo julli juma léegi yow nga dox yitte li nga xam ne moo juma bu dee seen ci benn graaw mën naa toog sama chambre mu julli boobu xalaatal ngay def xalaatal bu baax a baax ngay def yaa ngi ci musiba yaa ngi ci toroxtaange mbokk yi nekk du lee jàkkale dafay yóbbu nit ci naafeq nekk du lee jàkkale dafay yóbbu nit ci naafeq Ibnu Umar ñu koy wax ci li nga xamante ne moom moo di xadis moo doon wax léegi
mu ni ñoo ngi fàttaliku ci jamono yi ngeen Israël la amul kenn si ñun koo xamante ni sañ na toog bi lay gërëm ba ñëw jàng amul lu dul koo xamante ni naafeq la ba pare ñu ñëpp ñu xam ni kii naafeq la ñoom ñoo daan toog seen kër am choix jullee si kër ga wala ñu am choix jullee jàkk kon xam nga loolu du doy waar la te nee na ñooñu seen biir lañ bokkoon seen lañ nekkoon ñu nekk ay naafeq bu ñu fàtte mu mbokk yi naafeq du ñu say yoon naafeq du ñu say yoon yàlla ci yàlla musal naafeq yaa ngi ci biir jullit ñi ñoom ñooy am choix ci mbir yi ñoom day am choix ci mbir yi yéen saa seen wëlbati ko wax benn xadis mu ni asqalu salaat ala almunafiqin asalaatu al-isha wa salaatu al-fajr walaw ya'lamuna ma fihima la atawhuma walaw habwa mu ni ñaari julli yi gën a diis si naafeq yi moom mooy julli suba ak julli géewe mu ni ay ko la xamoon di nekk si ñoom ñaari julli kon daana ñëw ci biir jàkka yi loolu ca dañuy doxee seen kanam rek si jàkka yi te léegi ñu bare daanaka bu ñu jógee julli suba c'est parce que ñu am rendez-vous wala ñu am examen wala ñu am concours wala ñu am benn soxla boo xamante ne war ñu tàgg loolu moo leen di jóg suba moo leen di yëkkati suba pour di julli suñ ko amul dimanche grâce matinée ba heure bu leen neex ñu doon am loolu julli ñu teg ka fan bokk ni loolu tàggante la caaxaan la boo xamante ni seytaane moom moo la ci puus naan laa garaawul julli dama nga jëlee sa kër bu la nga bàyyi ba ci kàbba sax ba dara am benn après di nga doon seetaan après ñu nga fay yooyu yëpp ay mbirum seytaane la parce que ba yéenaloo mu seytaan amaalum moom moo leen puus ci ay mbir ba nga jàpp ne lii nii effectivement lu normal la alors que loolu sa musiba la jëm doon yàlla ñu yàlla musal ci nga xam te moom moo di ñàkk bi ngay jàkk yàlla ñu yàlla musal ci seytaane ak ay pexeem yàlla ñu yàlla fiir ci boppam yow mi nga xamante ni yaa ngi tuddee sa kër yow mi nga xamante ni jullee jàkk nga gis na la yow mi nga xamante ni yaa ngi nekk si say activité iman ngay liggéey bëgg bàyyi ba liggéey jeex ba du leen dund wala nga nekk ci dara bëgg bàyyi ba loolu jeex wala nga ni mën naa tuddee sama bureau wala sama fu mu mën doon yoo xamante ni yaa ngi def loo xamante ni borom subhanahu wa taala bañ na ko yonente mu aussi tere na ay yoon ñeen saa sa nekk ci benn xadis man xada ila al masjid aw raha أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح ñene képp koo xamante ni xëy na day jàkk wala mu góor dem ko wala mu jóge ko kooku yàlla dina la préparé benn place ci biir aljanna heure bu fa demee wala heure bu ko jógee bokk yi rek jar na heure bu nekk ngay dem jàkk bi yàlla na yàlla yombal loolu ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تحرمنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا عبد الله يا عبد الرحمن كن عبدا لله